lu ne nga sos ko lu ne ngeen def ko. man mi dugaloon nañ ma ci liste. non jamais. kenn tudd la fenn. yow mos naa la woo attaqué la. waaw mais kenn tudd la. man dañ yow yaa woote rek attaqué mais man mosuma laa wax dara. non man yow du yow yaa ma wax dara yow yaa ma présenté Françoise Hélène Gaye. waaw donc bu defee live ba tudd ma ci man yaa laay attaqué parce que man xaw ma Françoise. mais loolu warul demee noonu xam nga àdduna comme ni nga ko waxee xam nga dans un monde civilisé doomu aadama yi yow Bijou déjà il faut nga am benn compréhension. boo xam ne dinaa la ko wax tey. gis nga dëkk yenn journalistes yi yéen ay 4e puissance. ci dëkk bi yéen ay ñeenteelu doole moo tax li may wax toujours ba ma wax ko sama xarit mii sànq. ma ne ko communicateur buy wax sax dafa war a mesurer ay kàddoom. maa ngi nuyu aussi suñu frère Abdou Karim Gueye de passage keroog wax naa ko nee naa ko nit bu nekkee communicateur am na kaddu yoo xam ne bu génnee sa gémmiñ. mais Karim Xurum Xaq activiste la. waa xaaral. ça n'a rien à voir. non mais activiste la. activiste la mais activiste la buy wax. yéen xam nga booy wax comme man bu may wax. am na kaddu yoo xam ne dama ko war a peser. parce que su ma ko waxee am na koo xam ne daf koy jëfee. non dëgg la. est-ce que man dalalu ma oustaz Tunkara. non oustaz Ousmane Tunkara. gis nga lii non. non xam nga li may bëgg a wax ñu ne la nit soo ko bëggee xam da ngay waxtaan ak moom rek. bi yow de xam nga li ñu waxtaan moom. bi voilà nee nañu. bi centième waxtaan bi la. ñàkk juboo amul ñàkk waxtaan rek am. parce que ay nit suñu waxtaanee dinañ juboo. koo waxtaanal question séeréer laa la laaj. yow laay waxtaanal. waxuma man. côté boobu moom bul ko caaxaane parce que xam nga lu tax ma ne la bul caaxaane côté boobu. man dëggantaan yow mii ñooñu ñoo ma la gën a xam. wóor ñu la. ñooñu ñoo ma la gën a xam. si jaabante Dakar sa firi Dakar. non jamais. ah. woo moom bu ma la nee bu ma fi toogee tey ma ne kenn mosuma woo ci àdduna bi ay fen la loolu ay caaxaan la. man nañ maa woo téeméeri yoon mais man voix bi ma jël. voix bi ma choisir. dara du ma ci wàcce. d'accord mais woo nañu Ousmane Sonko demul pale Ousmane Sonko. mais yow laaj kon dëggantaan yow Sonko nga àndal. non déedéet doxalinam daf ma neex. d'accord doxalinam daf ma neex. sympathisant non xam nga sympathisant ak partisan du benn. tey Sénégal man maay doomu aadama boobu nga xam ne dama neutre ba léegi maa ngi xaar du dëgg. élection jotagul man élection bu jotul ànduma kenn man ànduma ak Sonko de je sympathise avec lui maanaam li ma gis xam nga mi ngi mel ni bii ju leen waxante nag ñu teg benn diw ñu teg benn diw ñu teg benn diw ñu ne ma tànnal mais ci li nga mën a tànn ci ñett yi nga gis lañ la jox buñ la joxee option 20 nag si on te doon option boo xam ne ñaar fukk la nag donc tànn bi day daal di wute xam nga lu ma la bëgg wax donc tey Sénégal ñun ñi ñu gis ñu tànn on nous a donné Macky adduna bi yëpp xam nañ ne man opposant radical la xam nañ ne Macky moom non la léegi soow jóge fële mu ne voilà léegi man ànd naa ak mburu léegi kan moo des suukar a des léegi comme suukar nee na moom du dugg ci mburu ak soow ma ne ànd ak suukar a fi des d'accord suukar a fi des mais léegi bu dee léegi am nañu suukar am naanaa am sucre vanille am lépp ñëw ñu ne ma tànn ci man naa tànn sucre vanille comme man naa tànn fleur d'orange. waaw boo tànnee sucre vanille xam nga boo tànnee sucre vanille. waaw te yow nga bëgg ataaya du dëgg ñu gestu gis nga saxal naanaa war ngaa mën a ànd ak naanaa. waaw xaar ma ñëw. waaw mooy li ma la wax rek. waaw ci naanaa boobu dama koy jël exemple. waaw naanaa boobu dama koy tuddee benn. mais ataaya mën nañ ko naan sax naana. waaw naana de obligation. waaw boo xamee fi ma jëm nii baa xam nga ne boo xamee fi ma jëm nii di nga xam ndax ataaya man soit yow dama bëgg xam sa ataaya yow da nga koy naan ak naana wala doo ko naan ak naana. naana moo gét. mooy naana bi. waaw moo gét en quelque sorte. donc yow sa ataaya bi da nga koy naan ak naana waaw wala déet. waaw xam nga moo gét sama rakk la. kon yow bi question séeréer laa nekk nii. sa ataaya bi da nga koy naan ak naana donc fi ñu dugg nii sujet bi ñuy dugg. well déet da nga may laaj man question bi xam nga li neex ci doomu aadama man dama bëgg question leer comme ça bu ma joxee réponse mu leer. d'accord mais bëgguma léegi bu question bi leerul ma joxe réponse rek ñu ne waaw Ousmane nee na dina ànd ak kii wala du ànd ak kële. Ousmane. waaw dañu gis nga nekk ci ginnaaw moo géet. ma am cofeel ci moo géet muy sama rakk ma nekk ci ginnaaw mu waaw. lu ko lal. bon déjà xam nga boo nekkee mag da ngay tëddee njaaxaanaay
xaadim laa njëkk xam moo géej xaadim jaxumpa muy xale bu extraordinaire xaadim ba léegi sama jabar ji xam na ko da doon day ñëw sama kër sama doom yi yëpp xam nañ ko bi ñu nekkee ndaw xaadim nekk sama booy ñuy waxtaanee lépp ci àddina ma koy conseiller mu may conseiller ñuy partager donc quand le cas Mo Gates s'est présenté c'est la première personne qui m'a approché mu ne ma grand dama gis koo xam ne da ngeen méngoo xalaat lool ma ne ko ah bon mu ne ma waaw ma ne ko kan la mu ne ma Mo Gates booba xaw ma ko ma ne ko ah bon mu ne ma waaw mu ne mais dama bëgg en tant que suñu grand frère nga jàppal ma ko nga tegal ma ko ci yoon ma ne ko ah mu ne ma waaw ma ne ko amul problème ma ne ko mais il faut ñu waxtaan parce que balaa ngay mën a xam nit di ko teg ci yoon da ngeen di waxtaan. donc ba léegi ñu ngi ci waxtaan boobu. ok ci waxtaan boobu damay. ba léegi maa ngi waxtaan ak moom. nañ taxaw ci waxtaan ba suba dama war a gisee ak moom. ok donc ñu ngi waxtaan. léegi nañ taxaw ci waxtaan bi tegaguma ko carrément ci yoon nag mais ñu ngi waxtaan. d'accord maa ngi koy teg ci axe nag waaye amaguma ko ni ma ko bëgg ndax su ma ko amee ni ma bëgg lu bari dina changer. peut-être que da nga amagul peut-être like est-ce que li daal Sénégalais yi dalagu la. est-ce que yow da nga am da nga confuse. non ci li nga xam xaaral ma nekkoon ci tali man du confuse ma. xam nga tey Ousmane Tounkara si on parle de New York Ousmane Tounkara xam nga tey jii euphorie bi ñu gis nii moo di def. Ousmane Tounkara moo ko doon def. exactement. il t'a détrôné le gosse daf la détrôné quoi. exactement xam nga mooy li may wax nit nee naa leen wax mbaaxu jàmbur yàqul dara ci sa bos. man dama ñëw def 20 mais accepté nga nit ki daf la détrôné. oh yeah dama ñëw def 20 ñëw gis benn xale buy def 50 ma ne ah lii xaw naa doy waar. ok voilà donc li choqué naa tuuti quand même. Yeah. parce que ndeysaan xam nga boo nekkee xale da ngay dem ba benn puukar da la daan jàpp baag sama xarit yi. bi ñu nekkee ñu gën a jeune. ñoom pour ñoom en fait Djily Mbaye lañ ma tuddee woon en ce moment. pas Mo Gates quand même. Mo Gates dafa tuddee boppam Mo Gates. mu amoon beneen sénégalais boo xam ne aussi dafa amoon fit. moom it ñu naan ko Ndiouga donc nous on m'appelait Djily Mbaye on l'appelait Ndiouga. parce que on était des jeunes yoo xam ne dañu am fit. xam am dollar ñeme koo dépensé. quant à concept yi différent na tuuti. voilà mënoon naa laa ñëw fekk nga toog ma bokkal la benn 50 000 benn 10 000. non bokkaloo ñu 50 bokkaloo ñu 100 mais Youssou Ndour. non damay wax réalité waxuma la non def ay nangam def ay nangam. waxuma yow non damay leeral. xam naa ne waxoo man. mais dama lay fekk ci li nga xamante ne moom ngay wax. parce que man dama ne la tey jii benn Mo Gates dafa ñëw détrôné ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Tounkara te moo fi nekkoon. di def li muy doon def. du dëgg mais tey ñu gis muy poser ay actes. actes yi nga xamante ne bokk na ci lu ñu fi indi ñun ñëpp. exactement ba lii xew. yëkkati ay bourse jox ko ay élèves. exact mu am ñu bari ñoo xamante ne ñi ngi fi am ko te defuñu ko. exact ñu gis association yi nga xamante ne ñi ngi ci dëkk bi ku ci nekk mu yëkkati benn 25000. def ko ci li nga xamante ne moom mooy jumaa Muriti. li mu bokkale ko ak Laayeen yi li Muriti. li Tijaan yi Laayeen yi yu ni mel. xaar ma ñëw da ngay tooyal sama xol non loolu xam nañ ko. samay question duguma pour tooyal xelu kenn. waaye dama lay wax xol. waaw xol bi xaama ñëw tooyal ma xol li nga xamante ne acte yooyu muy teg yooyu muy posé ay acte yu muy posé la stratégie la wala xam nga fii puuk du ñu fi indi puukare stratégie lu muy teg la pour am fu mu jëm wala xam nga man dinaa la wax daal yow ci sa analyse lan nga ci gis man stratégie nga ko jàppee wala man moo sama rakk la te comme li ma la wax ba suba parce que bu dee puukare rek il en fait trop. waaw mais déglu rek. donc dootul puukare quoi. moo sama rakk la ba suba comme ni ma la ko waxee am naa waxtaan ak moom pour toog am yu ma ko laaj pour mu leeral ko. loo koy laaj may ñu exclusivité boo ko doon laaj lan nga koy laaj. well dinaa ko laaj lan mooy intention. ok loolu dinaa ko laaj personnellement. te bu ma ko waxee dinaa ko ci jox sama conseil. parce que bu dee intention dafa am lu muy laaj Sénégal. ni mu koy laajee nii du noonu déjà. ok parce que il faut bu fekkee da ngay politique da nga soxla équipe da nga soxla ay équipe yoo xam ne dañoo seen xam-xam dafa màcc loolu jëm ci wàllu bi. voilà ça ne veut pas dire que ñi mu yor baaxuñu mais ñooñu dafa am lu ñuy servir parce que suñu xarit fii mën na liggéey caméra am rek. suñu beneen xarit. kooku mën na liggéey à la place voilà qu'il faut. exactement. voilà donc dinaa ko laaj ay laaj
te dinaa ko ci jox aussi sama xalaat sama conseil. ok parce que kenn mënul gën a conseiller Mo Gates que man parce que en fait gis nga lu gën a bizarre. tu en parles de connaissance de cause lay doon. mooy Ablaye Wade. bi may déglu toujours mu ne Ousmane Sonko me rappelle d'un jeune Ablaye Wade. Mo Gates me rappelle d'un jeune Ousmane Tounkara. li muy def nii laa doon def. lan moo nekkoon sa xel à l'époque kii mooy oh man jabar ji gën ci àdduna bi laa am. ma ne lan moo nekkoon sa xel à l'époque. à l'époque amoon naa ay ambition politique. comme lan. pour lu ma bëggoon nekk. man amoon naa ambition nekk président Sénégal. def naa lu ne def naa posé naa ay actes def naa ay événements invité naa ay personnalités man xam naa maire dëkk bi xam naa gouverneur état bi xam naa ay président xam naa nit ñi xam naa milliardaires yi xam naa avocats yi xam naa nit ñi donc xam naa dëkk bi man Amérique mooy sama dëkk bi ma amee 17 ans laa fi ñëw. bi ngay déglu discours am démb bi ngay déglu discours am lan la jox ban analyse nga gis ci discours bi discours lan. discours boo ma nee ma analyser discours am mooy sama rakk wiiri na waaye ñemeegul jaar daare loolu daal gis naa ko ci discours bi. discours bi gis naa ne sama rakk mi ngi lambaatu mooy conseil yi may laaj mooy conseil yi may wax. xam nga boo amee conseiller les hommes qu'il faut sur les places qu'il faut dañ lay bindal discours ne la nii nga war a defee ko discours mais dafa lem discours bi. erreur technique. première erreur technique parce que discours boobu da nga ko war a parceriser déjà. mais aussi dafa war a am taxawaay. non discours tu n'es pas obligé de le parceriser mais mise en bouche lay doon. voilà ngay lal. waaw dafa am daf lay may xam discours bi daf lay ubbil bunt. mais comme xam nga tey waxtaan la ñuy def te waxtaan am solo. mooy Mo Gates est extraordinaire. il a marqué son empreinte. il a marqué mais oui. Mo Gates dafay nekk ci histoire du Sénégal ba àdduna tukki ñu bëgg ko ak ñu bañ ko. il a fait quelque chose aux États-Unis man mi fi dund 30 ans sénégalais musu ko def ci histoire Amérique. ci dëkk oncle Sam. Mo Gates def na fi lu sénégalais musul def. dama bëgg nga ñëwoon ñu tuuti ci yow mi nga xamante ne depuis su ma juumalee 89 non. 89 ba tey yaa ngi 30 ans ba tey 89 yaa ngi 30 ans dama bëgg nga expliquer xam nga tey jii sax. 32 ans léegi. waaw ñun benn sénégalais lambda ñun ñi nga xamante ne tey jii jegewuñu Mo Gates wala dañ nekk sénégalais lambda di déglu ay rumeur wala xamuñu réalité États-Unis ni muy tëddee ak nu muy doxee nga wax leen ne xaalis États-Unis boo ko amee forcément bu matee $10,000 like di nga expliquer fan nga ko jëlee. gis nga loolu mooy erreur ñàkk xam-xam ci waxtaan. voilà gis nga Mo Gates xaalis bi mu yor nii bu illégaloon 2 mois lay def ci biti dootul gisati lëndëm dootul gisati leer. loolu il faut doomu aadama yi xam. dañuy seel bloqué compte yi ba pare non da may d'abord ma wàll. gis nga ñun déjà dañu am FBI Federal Bureau of Investigation. ñooñu duñu police. c'est pas la police. ñooñu seen liggéey yëpp mooy yor këyit pam gis nga barki Dembo Ndiaye la ñu attaqué. congrès. mais ñi ko attaqué yëpp jàpp nañ leen. dans une semaine. donc cas bu urgent. Mo Gates cas bu urgent la ko FBI di def. dañuy ne waa ji xool leen ko très urgentement. léegi saytu leen ko mu leer bu dee nag comme dañu gis benn nit buy jaay fii benn $1,000 wala $2,000 kooku du cas bu urgent. parce que Mo Gates dafa mel ni hémorragie dañuy ne arrêté leen ko balaa deret bi di ëpp di tuuru ba mu jeex mu dee donc cas bu urgent la FBI def Mo Gates donc dans 1 mois il faut ñu indi ay résultats tout de suite donc FBI na la leer ne que xam nañu Mo Gates na la leer ne que aussi ràññee nañu ne koppar yi mu yor légal na légal nag ça ne veut pas dire que nit mayu ko ça ne veut pas dire que gagnewu ko ça ne veut pas dire que liggéeyu ko loolu xam nga légalité dafa bari façon yow Bijou mën ngaa may Mo Gates $10 millions loolu affaire am la Mo Gates yow Bijou mën naa jouer loterie gagner $10 millions Mo Gates mën naa jënd kër jaayaat ko $10 millions loolu c'est pas leur problème ñoom xam nañu fu xaalis bi jógee mais na doon rek source bu légal xaalis bi bu légalu loon Mo Gates du def 2 mois ci biti xaalis bi moom légal na te mi ngi bëgg a yàgg na léegi ni mu ko amee loolu moo ump ñu bari mais nag quand même Bijou est-ce que du tey jii Bijou man mën naa laa laaj ne la yow sa or yi foo ko jëlee yenn yi yabel la nag ci sénégalais yi quoi sa or yi yaa ko jënd est-ce que mën naa laaj waaw maa ko jënd gul du sud ba dëgg la exactement c'est non mais arrête
non mais xam nga dafa am yoo xam ne nag je pense que c'est trop dafa xalele daal diw fu mu jëlee xaalis est-ce que du tey mooy li ñu doon waxtaanee sànq rek état d'esprit Sénégal ñoo toll foofu au lieu que ñu xool nu ñuy apporter pierre à l'édifice alors que dañuy xool nu ñuy goree tànk yi. mënuñu gor tànk yi nag xam nga taal bu yàlla xam nga sànni ci say mat rek bu dul loolu naqara. waaw mais gisoon ni situation yi ni muy demee ku ne dégg nga barki dem fan yii yëpp actualité bi à chaque fois chaque semaine wala chaque événement di nga dégg benn coow bu am tout le temps autour de moi. mais léegi ça dépend rek xam nga communication dafa am solo yow communicatrice nga yow da ngay communiquer moo gay mën na jël loolu def ko bénéfice wala mu jël ko def ko pertement ça dépend de lui. non xam nga communication nag. like peut-être sénégalais wala kenn ko xamante ne boo amul état américain bu la jàngalee communication. que ça soit positif wala mu négatif communication. exactement. donc yow yaay xam ab ban tiire ban profit nga koy utiliser exactement. donc communication. bu positif ak mu négatif ak bu mu ci mënti doon communication la. parce que xam nga dara ma jox la benn exemple. bi gën a neex ci communication. ki doon waxal moo géey man li ma déglu akas néew nee na oto yi daf ko loué oto yi kenn du gis mu yóbbu ko Sénégal. ci leen dugg oto yi ci la ñu dugg tey oto yaa ngi gaare ñun ñëpp ñu gis loolu donc déjà xam nga loolu mooy plus bi ma lay wax. mooy moo géey na continuer dawal oto yi di ko snap rek. xam nga oto yi moom ma ngi fi. non man étudiants yi man maa jox xaaj bi liquide xaaj bi man maa leen jox ay chèque te chèques yi ay chèque de banque la. bi gën a grave Banque of Africa génn bu nekk ma jox la remise chèque peut-être que. non bi gën a grave tey jii am na lu ñu représenté Sénégal fekk nañ mu defal ñu honneur boobu. yow di nga defee ne sax am na bu ma gisul man toog naa di seetaan yow sa plateau confrontation. ngay confronté. këccëg moo woote xaw ma lan ak lan am yu mu wax moo géey jël ko broché ko ne la ki ngay waxal ci plateau bi mu dig ko 5 millions ne ko bii sa loxo laa koy jaarale keroog bi ngay yóbbu 5 millions yi ñun ñu ngi lay seetaan. effectivement. donc xam nga. man xaalis si jaar sama loxo foofu. donc xam nga Sénégal. xam nga mais tey sax defe naa balaa ñuy tàggoo il faut nga defal ma bu Ouzin Keita beeg kii il faut nga may ma xaalis parce que keroog gis naa la danga daan may xaalis sa plateau bi. léegi mais non yow yaa ma tàmm di jox. ah mais dañuy changer tey nga yow nga jox non loolu mënul nekk waaye loolu rek waaye loolu yow moom. léegi bu ma kaay jaxase gaar dëgg quoi. yow sama doomu nijaay doomu bàjjen la yow yaa ma tàmm di jox c'est amaguma sa basin sama basin nga sol boo dëgg te man maay ambassadrice su basin bi nga sol. macha allah waaw donc comme ni ma la ko waxee ñu ñëwaat ci kaw moo Gates c'est important. parce que il faut sénégalais yi ñu am nu nuy xalaatee Mo Gates est un sénégalais privé te dafa defal Sénégal dara man bëgguma dégg ay wala nee nañu bu lamp yi tàkkul du la may c'est quoi ça tu as le choix de prendre ou de ne pas prendre yow il la dépendre ci yow. lui il s'en fout moom moo yor alalam moom moo xam nu mu koy mayee ak ku mu koy may ku mu neex jëlal ku mu neexul bul jël gisaguma kenn ne non du ma jël parce que lamp yaa ngi tàkk gisaguma kenn de. donc c'est pas mal. mais peut-être mënoon na ko defee nu gënee Bijou parce que nit moom est-ce que tey situation Sénégal ni muy tëddee ak ni muy doxee ak nit da ngay ànd ak moom tey Ousmane Tounkara bu ngeen àndatulee nga xëy yàq ko Njaajaan Njaay ŋàññ ko wax n'importe quoi est-ce que tey du li oustaz Modou Fall doon wax émission bale passé tey est-ce que du inciter nit ñi nga xamante ne dañu yor seen teraanga di dimbali jaam ñi ñuy mayee ca kaw parce que tey foofu la ñu toll ère boobu la ñu toll nit ñi di àtte donc soxlawul na nit ñi taxaw di àttel seen bopp. xam nga loolu mooy Sénégal. preuve var day am xam nga Bijou dafa am loo wax ni mu am solo trop te li américain di wax am a living example je suis un exemple vivant man Ousmane Tounkara man ba fi may wax ak yow nii am na ñoo xam ne tey partisan of course idi wala yeneen ñi la bëgg a saaga sa xarit teg ci mu ñëw ma dugal ko sama oto boobu ma la dugalal salon bi mu pare suba bi may xas mu ne man de bi ma demee New York ci oto bu poxus bu xasaw bu salte la ma dugal noonu oto bi kenn xamul lu muy. sama ban xarit. bi nga ma présenté voilà jarul tur. imaginel non sama xarit la sama. imaginel catastrophe yu mel noonu. taxul ma ŋàññi ko aussi. waaw mais imaginel catastrophe yu mel noonu. loolu moo tax mooy li ngay wax oto bi dafa rafet de. waaw mooy loolu moo tax ñu lay. oto bi ci lañ def émission. waaw exactement loolu moo tax ñu lay ne. te oto boobu man maa ko jëndal sax xam nga li gën a grave oto boobu maa ko jënd maa ko def loolu nga gis salon bi maa ko ci def te facture yi maa ngi ko yor maa ngi yor facture yi sama email ba léegi dinaa la ko email. dalal ñu hôtel. ma dalal hôtel fay lépp
ba mu demee ñibbi ba am lu mu ko neexal. jënd billet mooy li ñuy wax ci sénégalais. waaw nga sosal sa morom parce que tout simplement am na lu mu def lu la neexul loolu c'est grave donc mooy kaaw Mo Gaye tey exemple bi man la Mo Gaye tey bu doon mayee ci suuf xam nga lu ñuy wax ëllëg ak si biir musul may kenn dara musul defal kenn dara xoolal ma ko voilà mi ngi puukare léegi musul dimbali kenn mooy man xam nga man luñ may waxal damay jékki-jékki rek sénégalais bu ma ne yow tu nous as yow loo ma sa defal Sénégal koo ma sa dimbali ci Sénégal mais nag Ousmane yow te fekk barki dem moo jaay jënd naa 10 ordonnances waaye nag waaye preuve rek billaay ñaa c'est pas pour rien moo preuve boobu mais oui génne ko preuve dafa am solo am na des preuve mais preuve dafa non ñaa yaa ngi fooye nga loo xam ne ci réew mi révolution la te yëgoo ko preuve non xam nga ñaa preuve xam nga moo luñ ko waroon tuddee moo preuve non maa ngi ci suuf sax baaxatul franchement na lamp yi di tàkk rek parce que wóoratul daal parce que adduna nga mën a tabaxal wóoratul na lamp yi di tàkk adduna nga mën a tabaxal wóoratul nit daal kër tabaxal ndeyam kër tabaxal baayam kër bu subaa ñu ne la merde ma soo dimbali non dafa bari sax ay litiges yu ci am dafa bari ay litiges waaye man nag maa ngi def sama enquête pour teg ko ci plateau benn côté rek naa rectifier loolu nag benn côté rek man ŋàññi naa ko ci te defe naa adduna yëpp ŋàññi nañ ko ci mu doon xale boo xam ne dafa am xam-xam mu rectifier ko très rapidement mooy xaalis bi mu doon sànni ci suuf je suis contre ci suuf bi naan bale leen bu leen bale boobu rek contre naa ko mais est-ce boo xam ne ñun si yow xam nga ne ñun ay lakkat la voilà et que ñun bu ñu demee Mali xam nga xaalis woykat ba xaalis bi du ko laal dañuy sànni xaalis bi ci suuf di la ko arrosé naar foo munti dem dee si këru buur yi këru yuñ ci munti doon booy maye da ngay arrosé nit ki xaalis bi muy sànni ci kawam di wàcc waaw xaaral ma expliqué la c'est 10 000 on parle de 10 millions waaw yaa ngi dem waaw xaaral ma xaalis bu ndaw waaw xaaral xam nga bële waaw tradition la gars yi doon ay 5500 waaw man je suis pas là pour être l'avocat du diable je comprends sama yoon nekku ci waaw je suis très neutre sénégalais yi laa fi nekk exactement mais am na loo xamante ne duñ ci def focus ñun on est très intelligent et qu'on réfléchit foofu ñu bëgg communiquer foofu ñooy communiquer loolu bu leen neexee exactement parce que foofu la fa waroon positif bari na exact mais li négatif boo ko bëggee gis nag noonu lay demee ndax dégg nañ fi ñu ne yaayam mënul ñëw dégg nañ fi ñu ne tey yaayam Grand Dakar la dëkk ñu ne jubóowul ak voilà mais koo xam ne yaa ngi jàkkaarloo yaayam léegi indi na yaay indi na pap te wax dëgg yàlla mais suba gannaaw suba lu ci am tamit ñu dañ koy topp dañuy xool sénégalais lañ fi nekkal pour ñu xam exactement exact du dëgg mais je suis d'accord moo tax waxtaan am solo xam nga waxtaan li tax mu am solo am na kuy gisee nen am na kuy gisee neneen ñun nañuy fexe di véhiculer li nga xam te ne moom moo positif du dëgg loolu même bu fekkee ne que nit ñaa ngi koy naatable du ci ñun lay génne loolu mooy dëgg ñun nay nice rek te muy dal rang rek muy leer du dëgg léegi 10 000 problème nga wala 20 000 problème non maa raw ñooñu ñëpp man seen problème yaa ngi ne rang de yaa ngi fi indi ay rang de xam nga nag ñooñu ñëpp sama élément lañ ay 10 000 gis naa loolu sama élément lañ dafa am keroog d'ailleurs ndeysaan gis naa ko muy soutenir Assane Diouf nañu bàyyi Assane Diouf mu ñibbi ma ne macha allah waaw 10 000 a ngi 10 000 moom wax dëgg yàlla activiste la boo xamante ne wax dëgg il fait partie des incompris mais nit la boo xamante ne